asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan ci seen chaîne Jotna TV bismillah ci seen émission jàngaan ki leen koy présenté di Daouda Koundoul tey jàngaan ñu amaat gan gu ñu amoon keroog muy Serigne Mor Talla Ndiéguène nga xam ne waxtaan nañu waxtaan bu am solo ci Ahmadou Baro Ndiéguène sëñ Mor maa ngi lay nuyu. Haj Daouda maa ngi lay fay di fay sunu mbokk yi nga xamante ni yëpp ñu ngi suivre à travers le monde. macha allah keroog nag bi ñuy waxtaan sëñ Mor waxtaan bi ñu waxtaan ak moom je pense que depuis bi ma commencé def émission ba léegi musuma am retour yu tolloog retour yi mu amoon ci waxtaan wi ñu am ak moom macha allah muy loo xam ne nit ñi ñuy seetaan apprécier nañ ko ndax xam-xam bi ak leer gi nga xamante ni noonu la wax ji leeree woon je pense que loolu la ñuy wax bu am njëriñ donc ñu lay remercier encore di la ko wax di la xamal ni la suñu. ñi ñuy topp apprécier nañu waxtaan boobu bañ ne ko ba kenn koo xam ne ni fii la dëkk ci Limoges dëkk ak man moom souvent yooyu du koy ñor yi nekk ci réseaux sociaux yeeg yooyu mais daf ma envoyé message félicité ma ne ma naa la jottali ziaram parce que apprécier na vraiment waxtaan woowu noonu. alhamdulilah keroog nag bi ñuy waxtaan. dañoo dugg ci waxtaan wi ñu dem ci sa maam Mouhamadou Baro Ndiéguène ñu dëkk Saalum ñuy waxtaan ba dugg ci dajeem ak El Hadj Omar Foutiyou Tall El Hadj Omar Foutiyou Tall moomu nag tey moom lañ nar a waxtaane ci introduction rek may wax suñu mbokk yi ñuy seetaan ne El Hadj Omar Foutiyou Tall ñun Sénégal xamuñu ko bu baax parce que suñu histoire tubaab yee ko bind te tubaab yi dañoo jàmmarloo ak El Hadj Omar Foutiyou Tall ñu bind ci nag lu bare lu wuuteeg li amoon bañ na ko ba kenn ci ñoom ku ñuy wax Yves Saint-Martin bindkat bu mag la woon à son époque mu nangu ne ci benn téere bu mu tuddee l'empire toucouleur ne lu ëpp ci lu ñu wax bind ko ci El Hadj Omar Foutiyou Tall du dëgg lu ëpp ci lu ñuy wax li ka lal mooy ab mbañeel ak xeebeel ab mépris daal ci tubaab ci loolu lañ basé wu bind daal di déformer histoire Omar Foutiyou Tall comme ñoom suñu histoire yi ñuy jàng ci école yi ci loolu lañ ko basé li tubaab yi di bind dañ noo jàngal rek ne am El Hadj Omar Foutiyou Tall guerrier la woon xeexkat la woon dañuy rétablir nag tey la vérité wax leen kan mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall te kii ñu dalal ku ko xam la ku ko yàgg topp la ku ko gëstu la sëñ bi El Hadj Omar Foutiyou Tall dañuy commencé ci ba muy nekk xale ci Zaïre jaar-jaaram jàngam mën nga ñu si dikkal. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim an-nasir al-hadi ila siratillahi al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tu'arrifuna biha iyyahu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Cheikh Daouda Koundoul jërëjëf. amat nañ mbégte mu rëy ci jàkkaarloo ak yow. ndax tontu am na solo waaye léeg-léeg la ñuy laaj mooy ëpp solo. alhamdulilah tabaarakallahu ba ñu dalee liggéey ba tey gis nañ ni tabaarakallahu liggéey bi day gën a rafet di gën a baax. te question yu pertinente ngay laaj. ñoo ngi tontu du ñàkk luy njariñ nit ñi waaye dangay laaj. lu nit ñi di toog ci seeni néeg ak seeni ruq di ko bëgg a poser te amuñu occasion et ça c'est très important. jërëjëf maa ngi lay ziara di ziara sëñ Abdou Sonko sunu tabarakallahu mbokk mu baax moom sunu soppe boobu ak sunu mag oustaz Tafsir bi ñu boole ak moom waaye tamit ziarale ñi nekk ci ginnaaw ñëpp ndax xam na ni groupe dynamique la ndax liggéey bi doo gisee ni mu professionnel nga xam ne du benn loxo kese du ñaari loxo waaye di nuyu tamit ñi ñuy suivre ñëpp partout dans le monde. tey nag day bis bu spécial di bis bu doy waar di bis bu fort aussi parce que da nga ubbi porte bu rëy ci histoire humanité
ci histoire Afrique ci histoire Sénégal mais ci histoire islam mais ci histoire tariqa tijaniya da nga laaj ci benn icône benn sommité benn montagne benn kilifa gu mag boo xamante ni souvent il y a une question que je me pose moi-même en revisitant son histoire question bi may posé wu mooy wane ni tax jotaay bi comme ni nga ko waxee keroog terme bu ma neex la mooy fii day nekk rek benn lieu d'échange boo xamante ni dañ fiy jóge pour am ay perspectives am ay brèche ay réflexion mën a dem gëstu ci loolu ragal naa ni tey jii sax lañ koy gën a comprendre ndax ki ñu war a waxtaane du ñu duggee rek ci biir rek dinañ comprendre li may laaj léeg-léeg sama bopp mooy Cheikh Umarul Fouti radiallahu anhu li nga xamante ni moom la ñuy waxtaane souvent je me demande est-ce que moom dundam yëpp daf ko bind wala dundam yëpp daf ko jihaad wala dundam yëpp daf ko tukki wala dundam yëpp daf ko jàng wala dundam yëpp daf ko zikkar jaamu yàlla wala dundam yëpp dafa tarbiyawu sëriñam man question yi damay dikkal parce que damay gis ne portion bu ma jël ci yii wala question bi ma ci teg ne moom laa war a étudier ça me prend des mois te du ma ko jeexal damay mujj ne lii daal ku ñuy barkeelu ci dundam la waaye du ku ñuy jeexal histoire am kooku muy lu am solo nga laaj nag ci ndawam ci zahir ak formation et ça c'est très important Hadj Daouda parce que dañuy wax ne la valeur n'attend point le nombre des années sunu sang bi sunu soppe sunu référence ultime sunu ki ñu bëgg ki nga xamante ni moom lañu bëgg a dëkkal ci àdduna nii mu nekk sunu wéttal bàmmeel moom lañu bëgg a wéttali ko ëllëg yowmal xiyaama moom lañu bëgg a wéttali ko biir aljana tamit moom moo koy neexal sunu aljana muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo gëstoo àddunaam da ngay gis ne moom bi muy nekk li ñuy tuddee ndaw ci zahir ci la wane signes yi wane ni moom moo war a yilif àdduna yëpp moo tax imaamul Busayri benn nit yàlla bu mag la moo bind burda bi ñuy way moo bind hamsiya bi ñuy way moo wax ne alifa nuska wal ibadata wal xalwata ñu ne ko loolu kañ la mu ne tiflan mu ne nag wa hakaza nujabaaw wax ju doy waar la mu ne yonent bi muy nekk lu ndaw ci la commencé di jaamu yàlla ci xolam di jaamu yàlla ci yaramam di wéetal yàlla ñu ne kañ la mu ne tiflan il était très jeune boobu lu ndaw la ñu ne ko waaw léegi nag loo bëgg wax foofu mu ne wa hakaza nujabaaw mu ne ñi ne xale yi nar a nekk ëllëg mag ñu baax ñëpp yoon woowu la ñuy jël c'est-à-dire xale yooyu muy junj mooy les héritiers mohammediens ñi nga xamante ne ñoo donn yonent bi donn leeram donn xam-xamam donn mbóotam donn taxawaayam Cheikh El Hadj Omar dafa bokk ci sillage boobu Cheikh El Hadj Omar dafa bokk ci ñooñu nga xamante ni yàlla daf leen a defal privilège yooyu bool leen ci ñi nga xamante ni seen may sax day jiitu seen juddu ndax moom laataa moo juddu am na nit yàlla yu bëri ba ci Mauritanie gisoon nañu leeram gisoon nañu mayam di ko wër di ko topp loolu beneen pan la ci dundam waaye comme temps bi dafa xat ñu dem directement ci juddoom radiallahu anhu waaye laataa loolu ñu wax ne léeg-léeg nit dina am dara fekk bokk na ca la ko may mooy wayjur yu baax waaw papaam mooy Saïd moo tax ñu koy wax Omar ibnu Saïd yaayam mooy Adama Aïché ñoom ñaar ñii seeni maam ñoo bokk benn maam kon c'est la même famille ñuy famille xam-xam famille ragal yàlla famille alquranul karim waaye soo gëstoo histoire Cheikh El Hadj Omar da ngay gis ne am na ay xew-xew yu bëri yu xewoon ci diggante way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen ba ci keroog bi way juróom bu góoree amee ab seet Cheikh El Hadj Omar ndem ju tedd ja génn wàccal ko ak néegam ak beneen xew-xew boo xamante ni daf ko laajoon ab der mu ñëw fekk góor gi moo ngi ci beneen néegu soxnaam mooy deru julli
mu fajar jot muy jug di julli fekk yaay Cheikh Al Hadj Omar mu toog fa mu toogoon di ko xaar. ndeysaan nuyu keroog bi góor gi xol bi tooyee daf ko wax ne ko nasalullaha an yarzuqaki waladan kariman salihan taqiyan qaiman faiqan aqranahu fi lilmi walibadati wa taqwa allah fi sirri walalaniyati wa yajtahiru siyatuhu fi lxaafiqayni mu ne ko sama soxna si tedd si maa ngi lay ñaanal yàlla man sa borom kër yàlla wërsëgal la doom ju tedd ju baax ju ragal yàlla ju sut ay maasam ci xam-xam ak jaamu yàlla ak ragal yàlla ci lu feeñ ak ci lu nëbb te yàlla siiwal ko ci àdduna bi yëpp ba continent yëpp xam ko ñaan googu di nangu na alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah doon bëgg a wax jërëjëf ok kon loolu noonu mooy départu histoire Cheikh Al Hadj Omar doom jooju nag moo war a nekk quatrième fisu doomam baayam boobu mooy Cheikh Al Hadj Omarul Fouti mu tuddee ko Omar ibnul Faruq Omar ibnul Xataab al Faruq keroog bi Cheikh Al Hadj Omar ñëwee àdduna moo tax sànq maa ngi lay junj ne la bis bu doy waar la ndax weer wii ñu nekk muy baraxlu bii ci la Cheikh Omar juddu yéen ngeen ciy def émission Cheikh Omar seetal loolu fukki fan ak juróom-ñaar dëgg loolu kéemaan la bi Cheikh Omar juddoo donc du juddoo ci baraxlu ci mii baraxlu kon weeru koor wi tuuti lañ ciy teg rek mu dikk waaw Cheikh Omar premièrement dafa bokk ci ñi yàlla laabal setal ko comme ni yonent bi laabee set sallallahu alayhi wa sallam ndax ñi war a setal àdduna dañuy set ñoom ñi war a setal nit ñi ci jaamu leneen lu dul yàlla ñoom dañuy set moo tax Cheikh Omar keroog bi yaayam ju tedd ji ci guddi àllarba jooju bi Cheikh Omar juddoo yaayam julli na fajar set donc dafa set wicc ci kooku mooy premier kéemaan gi deuxième kéemaan gi ñu dox tuuti rek weeru koor wi dugg Cheikh Omar du fajar jotee Cheikh Omar dootul nàmpati waaw loolu dégg naa ko ba ngoon jot su dog jotee mu laajaat ween wi mujj gi fuuta yëpp ci moom lañ doon tegtaloo xaruk fajar gi ak heure ndog bi ndeysaan kon ñoom teel nañoo xam ni kii waaju doy waar la donc wax naa la papaam wax naa la yaayam wax naa la juddoom bu doy waar wax naa la bés bi mu juddu ak guddi ga ak ya ca xew waaye gis nga bi mu demee ba am ñetti at bu dee moom moo ngi juddu 1794 waaw réer ci Bandiagara ci 12 février 1864 mu am ñetti at donc 1797 Cheikh Omar bi mu amee 3 ans la commencé di def guddi gu jot junni ixlaas di ko jaamoo yàlla benn ngokk mu am juróomi at papaam jël ko yóbbu ko ci daara ja mu jàngi soo jàngee histoire Cheikh na Ahmed Tijani di nga xam ni Cheikh Tijani ci juróom-ñaari at ci la mu tere alquran waaw Cheikh Omar ngir orma moom it ci juróom-ñetti atam ci la tere alquran ngir orma nit yàlla yi dañuy am orma te sax léeg-léeg kañuy amal orma sax gisagun ko xamagun ko déedéet loolu wàllu baaxtin la benn bis ci daara ji ñoom ñëpp ñu dajale leen ku nekk ñu lay laaj loo bëgg kenn ñii naan man xaalis laa bëgg ñii naan ay man nag laa bëgg ñii naan man ay xar laa bëgg ñii naan man soxna su rafet laa bëgg Cheikh Omar tontuwul seen magum daara ma daal di insister ne ko yow sa morom yëpp wax nañ yow lu tax doo wax mu ne man li ma bëgg ñetti mbir la ñu ne ko lan la mu ne ma am xam-xam yëpp loolu nañ ko jàpp bu baax ndax loolu ci biir waxtaan wi dañ ciy ñëwaat waaw mu ne ko bi ci des mu ne damaa bëgg a dem ziyaari ji Makka dem Kaaba ga bi ci ñetteel ba damaa bëgg a dem ziyaari ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te boobu moo ngi am 8 ans 8 ans seen magu daara ba daal dem ci sëriñ daara ba ne ko xale yëpp laaj naa leen li ñu bëgg waaye am na ci kenn koo xamante ne wax na ma ay termes sax yoo xam ne xaw ma ko mu ne ko lan la mu ne ko Makka ak Madina waaw kooku nga xam dafa judduwaale xam Makka ak Madina mu ne ko xale bii de la ngeen xam ni jant la bu yàlla feeñal ci àdduna ñëpp dina leen tiim waaw donc Cheikh Omar ci atmosphère bi la yaru
gis nga diggante bii ba bi muy jàng alquran bay jàng xam-xam bay nekk ci kër baayam ba matal li mu war a matal yépp lu nekk feeñ na fa waaye incha allah ku dem ci téere yi rek gëstu di nga ca fekk lépp. di nga ci fekk lépp waaw. loolu nag alhamdulilah ci la kon benn wàllu ci formation am jàll na formation bu njëkk mooy wayjur yu baax. deuxième formation mooy alquranul karim. troisième formation mooy xam-xamu téere yi. léegi nag xam-xamu téere yi du doy. léegi-léegi dañuy soxla nag nga dem di mën a gis entre les lignes. waaw di yëg di informé wu. te doo soxla téere. di mos ca la gaaye daan mos. di xam la gaaye daan xam. loolu nag moo waral nag Cheikh Omar commencé nag di wër nit yàlla yi fu mu dégg nit ku baax rek mu dem fa ba yàlla dajale kook benn wëlu yàlla bu mag bu ñuy wax Cheikh Abdul Karim Diallo Cheikh Abdul Karim Diallo boobu benn wëlu bu mag la bu jóge bu dëkkoon Fuuta fi ñuy wax Timbo ci Fuuta. Fuuta mooy Guinée. Guinée Conakry. waaw Fuuta Jalon. moo ñëwoon di ziyaari sëriñam mooy Cheikh Mawlud Fall. al Yaqubi Cheikh Mawlud Fall sëriñam mooy Cheikh Mouhamed al Hafiz Tijani Ashanqiti. Cheikh Mouhamed al Hafiz moo jële woon wér di Tijaan ci Cheikh na Ahmed Tijani mooy premier nit ki njëkk a jël nit ku dëkk ci Afrique de l'Ouest jël wér di Tijaan dugal ko ci biir ci Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest Mouhamed al Hafiz. te kooku africain la woon. africain de l'Ouest la woon. Mauritanien la. Mauritanien d'accord. waaw boobu Mauritanie nag moo ngi tudd Chinqit comme Jolof ni Sénégal ni mu tuddee woon Jolof. Jolof waaw Chinqit lañ koy wax. Chinqit. waaw Cheikh Abdul Hafiz boobu moo njëkk a dugal tarixa tijaan ci Afrique. Cheikh Abdul Hafiz boobu mooy Serigne Mawlud Fall Mawlud Fall bii ma lay wax. Cheikh Mawlud Fall bi moo nekkoon Serigne Cheikh Abdul Karim Diallo. Cheikh Abdul Karim bii nag moom la Cheikh Omar njëkk a dajeel. waaw mu jox ko wirdu tijaan mook góor gi Mouhamadul Mahdi yu ba ak alxaaji Ali Guèye ci benn jotaay. ñooñu ñëpp ay wëlu yàlla lañ. léegi nag ñu ànd pendant 1 an. jox na ko wirdu jox na ko wasifa jox na ko xadaratul jumaa. jox na ko tamit li ñuy wax sayfiyu ci tariqa tijaniya. waaye foofu la yam ndax moom loolu la yoroon. waaw waaye nag mu ànd ak moom ba won ko ne ko man samay saak yi ma yoroon jeex na waaye léegi nag dégg nañu ab waliyu bu mag bu nekk fële ca ardul xijaaz mooy makkatul mukarrama ñu koy wax Cheikh Mouhamed al Ghali radiallahu anhu kooku nag moo war a mottali lépp li nga xamante ni moom la Cheikh Omar doon wut ci biir tariqa tijaan ci la Cheikh Omar nag radiallahu anhu ànd ak sëriñam boobu dem di tukki pour dem makkatul mukarrama sëriñ ba ca yoon wa mu wàññeeku woon feebar dal ko mu faatu ci la Cheikh Omar nag daal di àggale yoonam dem makkatul mukarrama ba mu demee makkatul mukarrama mu def tawaafam def 7 tuuru kaaba gi 7e tuur ba te la dajeeg Cheikh Mouhamed al Ghali mu nuyu ko mu fay ko mu bëgg ko mu sopp ko ñu commencé nag di jokkalante Cheikh Mouhamed al Ghali jël jawahirul maani jox ko ne ko Cheikh na Ahmed Tijani moo waxoon du ma dajeeg yow ma teg ko sa loxo. est-ce que. ci la ñu àndee dem Madinatul Munawwara. mu nekk ak moom lu daanaka 2 at yu manqué tuuti pendant 3 ans. mu yar ko tërbiya ko defar ko àggale ko lépp lu mu doon sàkku ci zahir ak ci baatin Cheikh Mouhamed al Ghali teg ko ci loxoom. bi loolu amee nag mu jël xilaafa tariqa tijaniya ndëpp loolu mu jox ko ne ko yaay représentant Cheikh ci toute l'Afrique noire ba noppi nag mu jëlee foofu ay ndigal ak ay cër xam naa dinañ ci ñëw incha allah. tabarakallahu ba lépp li nga xamante ni liggéey na ko ci l'islam liggéey ko ci Afrique liggéey ko ci tariqa tijaana ci cadre boobu la ko liggéey alhamdulilah. macha allah kon ñu déjà introduction bi li ñu njëkk a wax nii rek ay leçons yu bari am na ci mun nañ ci jàng lu bare mais man li ma si gën a neex mooy El Hadj Omar Foutiyou Tall dundam gi mun nañ ne ci tubaab dund gu picaresque la ndax dafa daan voyager te fu mu voyager fa mu dem rek am na lu mu fa bàyyi am na lu mu fa jëlee. effectivement muy toujours nañ doon wax keroog ci sàkku xam-xam bi mais voyage wu El Hadj Omar Foutiyou Tall boobu di dem Màkka di fa jëli li mu fay jëli loolu ñaata at la durée. waaw xam nga Cheikh Omar il faut dire dañuy dellu sànq ci li ma waxoon
mooy da nga naan est-ce que dundam yëpp daf ko voyagé. waaw parce que man li ma dégg ci ay voyage am bari na. yéeme na. soo gisee allez-y. ba Niger dégg naa ay voyage Niger. waaw xam nga doo xoolee cartographie dundam. fi mu dem yëpp da nga naan lii ku amoon jet privé. te doo wàcc bis bu nekk yaa ngi voyagé sax mënoo ko. waxuma la nag nga xamante ne boobu moyen de transport yi demeewul noonu. Cheikh Oumar foo njortu rek ne demu fa rek dem na fa. foo njortu rek ne dem na fa. muy ci sunu continent africain bi. muy ca Asie mooy Makkatul Mukarrama. muy Caire. muy Jérusalem. te fenn bu ci nekk nag dafay dem ay yoon. Caire nag Caire dégg naa Caire ay jaloorem ci université Al Azhar mook borom xam-xam ya fa newoon. waaw xam nga boobu waaw su la neexee ñu jël exemple boobu. mu représenté voyage am yi mu def yëpp ndax Cheikh Oumar dem na Niger dem na Nigéria dem na Sokoto dem na Dingiraay dem na Conakry dem na Makkatul Mukarrama dem na Medina dem na Jérusalem 5 fois dem na Égypte réew yi ngay dégg yëpp Cheikh Oumar dem na fa ak ya fa xew yëpp waaye Égypte day passage bu doy waar ndax Égypte ba mu fay dem mooy bi mu nekkee ci yoonu màkkaam wi la waaw te boobu daf fekk Cheikh Oumar bari lewul mu ñaan yàlla subhanahu wa taala ci xalwaam pour yàlla leeral yoonam mottali yoonam bi mu defee xalwaam boobu ñu wax ko ne ko am na ku ñuy wax Muhammadul Maghribi kooku moom mooy yéwénal sa yoon ca Égypte bi Cheikh Oumar demee foofu ba dara desul lu dul dem ci yéeg ci fleuve bi pour dem Makka ñu ne ko non fii ñi jógee ci Maghreb am na benn waay boo xamante ni mooy seen garant kooku moom mooy def ay këyit jox la ko nga soog a mën a voyager. waaw mun leen kooku nu mu tudd ñu ne ko Muhammadul Maghribi fekk moom bi muy nekk ca réewu Hausa ci lañ ko waxoon turu Muhammadul Maghribi. ci baatin mu dem ca moom entrée ba rek fa la ko séduire ndax daf ko nuyoog ay cax yi grammaire arabe. waaw Cheikh Oumar tontu ko tontu yu doy waar. mu cax ko ci baatin Cheikh Oumar tontu ko tontu yu doy waar moo xam ni kii gan gu spécial la du ñàkk moom it yàlla wonoon na ko. bi loolu xewee mu ne ko léegi bu subaa dama lay invité bi mu invitation boobu ci la dajale borom xam-xamu Égypte yëpp ñu ñëw. ndekete ñoom dañoo amoon genre benn questionnaire bu ñu yor boo xamante ni képp ku fa ñëw. ne borom xam-xam nga. 200 questions la mus ñu gis ku répondre sax 5. waaw. mus ñu gis moo tax foofu ca buntu dëkk ba dañ fa bindoon mislu ko alfun sa loo doon junnee ngi fi. dëgg la. Cheikh Oumar ne leen nag dindi leen bii. li ngeen fi war a bind mooy fawqa kulli zi ilmin alimun loo bari xam-xam am na ku la ëpp xam-xam. am na ku la ëpp xam-xam. ay yu doy waarañ foofu ci wàllu baatin lu mu jëflanteeg ñoom ban dindi loolu def fa loolu Cheikh Oumar wax waaye loolu du ñàkk beneen waxtaan la. waaye jotaay bii nii. borom xam-xami Égypte yëpp borom xam-xami Azhar yëpp ñëw toog. dañoo xëy suba ci fajar di laaj Cheikh Oumar ba tisbaar bi ñu jeexalee seen 200 questions yi ba pare. dañoo nag mujj ñu koy laaj ci lu nekk ci fu nekk. ñuy sàkku xam-xam ci suuf yi ci science yëpp. ñuy sàkku xam-xam. ñuy sàkku xam-xam te Cheikh Oumar boobu yorul benn kayit. lépp mu ngi ci dënnam bi. mooy loolu ngay junj toujours te mu am solo mooy sàkku xam-xam. xam-xam mooy yëkkati askan. du xeex du xuloo du werante. du coow yi ñuy wax déedéet. xam-xam gàndal science mooy lépp. Cheikh Oumar dañoo mujj ñoom laaj ko ne ko nag ñu bindal téere ci la leen bindal téere boobu ñu wax hidayatul muznibin ñoom waa Égypte. foofu tamit dañuy delluwaat encore ci waajuram bu jigéen wu tedd wa kenn ci ñoom ci question yi ñu ko posé woon waxoon nañ ko ne ko waaw ndax yow am na ay góor yu mel ni sa baay ca fa nga jóge mu ne waaw foofu am na góor ñu baax ñu bari ñu fa nekk ñu am xam-xam ñu ragal yàlla ñu ne ko waaw sa yaay nag mu ne déedéet sama yaay amul ku niroog moom kon góor lu mu am góor yàlla lu mu am daf cay boole ay waajuram rawatina nag doo amee waajur bu baax bi loolu àgg pare ba ñu demee ba ñu xam ni kii
ku mel ni moom ci àdduna musta am réponse yam fa joxe dafa bari ba ci der bu ñuul bi waaw dinañ ci ñëw duñ ñëwee ci négritude ak panafricanisme Cheikh Oumar li mu liggéeyal nit ku ñuul ci Égypte loolu musul am ci histoire déedéet musul am ba loolu jàllee Mouhamadul Maghribi bi moo ko jox gëléem jox ko la muy àndal jox ko ay yéreem jox ko ay yére njabootam jox ko lu mu armale jox ko xaalis pour lu mu war a nekkee ca Kaaba ga fa tabarakallahu ba ci la Cheikh Oumar radiallahu anhu demee ca ajam jooju kon passage Cheikh Oumar ci Égypte dafa am côté xam-xamu zahir mooy gars yi question yu ñu ko laaj waaye ci baatin tamit dafa am yum di jëflante ak ñoom ba ka nekkoon buur Égypte keroog dafa wax ne dëkk bi am na lu fi xew kon gana ko fi war a def bañ ko woowee Cheikh Oumar ne leen damaa bëgg rek tableau bu mag bi ngeen def seen dëkk bi ngeen dindi ko di wane ni looy jaay junnee ngi fi dindi leen ko ngeen def fi ne loo bari xam-xam am na ku la ëpp xam-xam noonu la ko defee Jérusalem ba mu demee Jérusalem tamit macha allah wane na fa ay kéemaan chérif yi ci boppam ñoo mujj ñëw ci moom di sàkku ñaan mu defal leen ay kéemaan am na ay xew-xew yu rëy yu fa am yu doy waar am na ci benn xale sax seen papaam dafa gis Cheikh Oumar ak mbokkam moomu mu daan àndal doomam jooju mu teral leen góor ga fekk doom ji wérul dafa feebar waaye bokk ga mu bokk ak lekk ak Cheikh Oumar ba mu paree ca lekk ga ci la wér loolu moo ubbi buntu Jérusalem yëpp Palestine yëpp waa Gaza gi ngay dégg ñëpp fekk Cheikh Oumar di ko teral ba buuru Palestine ci jamono boobu daal di woolu Cheikh Oumar mu ñëw mu ne ko dama fi am benn doom bu jigéen jamono yi yëpp ay at a ngi nii mu feebar te moom rek laa am ci doom Cheikh Oumar ba mu ñëwee Fatiha la jàng yàlla saafara ko ñu jox ko fa teraanga ju rëy ndax la doom ju jigéen ji amoon ci alal yëpp buur bi daf ko jël jox ko Cheikh Oumar daal di jël Cheikh Oumar ci boppam peese ko poids mu jox ko ci or loolu yëpp nag ba mu ko jëlee moom it daf ko jëlaat dem yóbbul ko sëriñam Cheikh Mamadou Ghali mu jox ko addiya pour wax la ne la Cheikh Oumar ci voyage mi lu nekk ci ay kéemaan lu nekk ci ay mbir lu nekk ci xam-xam lu nekk ci siggil der bu ñuul def na ko radiyallahu taala anhu ci siggil der bu ñuul boobu la ñuy ñëw waaye balaa ñu ci ñëw ma ñëwaat rek ci li nga wax ci xam-xam xam-xam mooy doole ba muy dem loolu la Madiaye Diallo di wax toujours nee na xam-xam mooy doole mais xam naa bi mu koy wax xamul woon lu tax mu koy wax mais tey jii yaakaar naa li nga ko jàngal ci voyage wu El Hadj Omar bi ak ni nga xam-xam wattuwe ci situation bu nekk dina gën a conforter Madiaye si li muy wax souvent naan xam-xam mooy doole. xam-xam mooy doole effectivement. mais léegi bi mu ñibbisee mu war a ñëw installer nag une nation. installer un pays. amoon na ay adversité. loolu mooy deuxième partie waxtaan bi. li nga xam ne moom moo gën a siiw sax mais ni ñu ko siiwalee baaxul xëy na. parce que moom musul tooñ. musul tooñ. lan moo waraloon xeex yi ak xeex les grands combats de El Hadj Oumar ci loolu laa bëggoon nga ñëwoon ma sëñ bi. waaw alhamdulilah donc là il faut que ñu leeral ay mbir yu am solo. parce que nit mën na am volonté. waaye diine du volonté kese. diine day ànd ak volonté xam-xam ak ndigal c'est important. waaw ndigal dafa am solo. gis nañ ko ci première partie bi yëpp saa yoo waxee rek am na Cheikh Oumar yàlla ma yàlla ba am na kilifa. à chaque fois. ci lu wér. ndigal boobu lu am solo la. c'est très important. Cheikh Oumar bi mu doxee li mu war a dox yëpp ba sëriñam gërëm ko. donc xam naa du ñu ñëw ci particularité ak may yi ko yàlla may. waaw dana gën a leer foofu. dafa am ay yu mu jëlee foofu ci Makka dañoo tudd rek xilaafa tijaniya waaye jëlee na foofu tamit ndigal ci jihad jëlee na foofu ndigal ci daawa mooy woote ci yàlla. jëlee na fa ndigal ci irshad mooy orienté jaam yi
jëlee na fa ndigal tamit ci li ñuy wax tarbiya mooy yar nit ki ba àggale ko ci yàlla loolu moo tax radiyallahu anhu bi mu jugee makkatul mukarrama ak madinatul munawwara dellu Afrique ànd ak ay mayam dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp ku am teraanga rek am nga noonu moom la wolof di wax ne ku say teraanga yokk say noonu yokk say noonu yokk dëgg la important Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu il faut le dire il avait une puissance boo xamante ni ak un charisme ak une personnalité boo xamante ni moom du ku ñuy gis di ko bàyyi muy dem moom da nga koy gis rek nangul ko sukk ci kanamam ànd ak moom liggéeyal yàlla parce que force bi mu yoroon il était le commandeur des croyants amirul mu'minin amatul woon kenn ku war a exister ci sunu zone bii lu dul ne da nga war a nekk ci suufam waaw te loolu ñëpp dañ ko mujj a nangu ndax doole ji ko yàlla jox prestance bi pouvoir bi xam-xam bi baatin bi la mu dajale ak capacité bi ak tamit projet yi nekk ci biir dënnam nekk ci biir boppam te loolu c'est très 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 important Cheikh Omar pour nga ñu comprendre yëf yi dafa am ñetti yitte yu mu amoon ñetti yitte yooyu moom mooy justifier question bi mooy répondre question bi aussi mooy pourquoi mu amoon autant d'ennemis mu am autant de problèmes autant d'attaques autant de mensonges autant de calomnies dafa amoon ñetti projet yu mu amoon premier projet bi mooy nasru ulumiddin mooy tasaare xam-xam kon soo waxee tasaare xam-xam rek yaa ngi wax xeex réer waaw waaw am te réer Haj Daouda le problème mooy dafa arranger despotes yi arranger dictateurs yi arranger pouvoiristes yi arranger arrivistes yi arranger borom tyran yi est-ce que arranger sanguinaires yi réer waaw gis nga moo tax toujours dañuy fexe peuple bi di gën a réer ils sont mal informés mal formés mal éduqués mal lépp pourquoi parce que dañuy bëgg nga sànku ba noppi ubbil la ay câble yoo xamante ni ay chaînes yoo xamante ni réew yu muy jógee yow xaalis ngay fay 15 euros bu dee Sénégal 1000 francs ngay fay exemple laa lay jox waaw yombalal la drogue yombalal la yamba sa àdduna ci lan lay nekk entre sport ak dem seeti jigéen ñi ak baali kese pour lan nga gën a réer ci sa nga gën a nuur gën a plongé wu ci sa réer léegi nag ki ñëw taxaw nag daal ne s'il vous plaît réveillez-vous le sommeil est profond vous êtes bien endormi mais jóg leen parce que vous risquez gros kooku ñu bëri dañ naan mais sa waay bàyyi ñu nelaw ba ci kanam mais may ñu 30 minutes te kii ña ca des tamit ñoo ngay wuti musique yu douce te wet ga di fa def di wut luy gën a nelawloo ñooñu donc il y a toujours cette confrontation entre ki bëgg nit ñi éveillé wu ak ki nga xamante ni dafa bëgg ñëpp nelaw ngir mu mën leen exploiter kooku mooy premier projet Cheikh Omar deuxième projet Cheikh Omar mooy inqaazul ibad min ibadati ghayrillah mooy lan dafa bëggoon a sauver waa Afrique ci jaamu leneen lu dul yàlla waaw mais loolu tamit day indi problème pourquoi parce que pouvoir bi ñuy wax le pouvoir lan moo koy maye doole dina ko maye xam-xam dina ko maye mais tamit mën a faj day joxe pouvoir mën a lijjanti ay problème day joxe pouvoir mën a dalal xel day joxe pouvoir mën a répondre à certaines questions day joxe pouvoir sooy jàngee ci droit l'origine du pouvoir lii yëpp da nga koy fekk ci biir c'est-à-dire que dafa am ñoo xamante ni ñoo yoroon pouvoir bi mooy lan les guérisseurs les borom xamb les ñi wut yeneen i yàlla njabarkat yi rek njabarkat yi dañoo amoon benn maillage bu ñu defoon ci société africaine toog ci mu seen pouvoir ñu ciy lekk di ci naan seeni doom di ci lekk di ci ñaan Cheikh Omar ñëw ne leen déedéet ñii ngeen di jaamu ak lii ngeen di jaamu yëpp dara du ci dëgg dafa war a toj dafa war a dañ kenn lañ war a jaamu ñu ne ko waa léegi ku ñu jaam mu leen Allah yaakaar naa noonu yaa ngi bëgg a génn noonu xam-xam yi ñoo ngi taxaw benn côté noonu jaamu leneen lu yàlla ñoo ngi taxaw benn côté mu des beneen bi nga xamante ni nag kooku mooy secret wu Cheikh Omar maa la ko wax tey jii
kooku moo taxoon tubaab yi sonal Cheikh Omar. Cheikh Omar c'était l'ennemi le plus redoutable ci tubaab yi. tubaab yi Cheikh Omar lañ gën a ragal ci mbindeefi yàlla yi. dem nañu ba ñu ne sax ñoom tubaab yi doo demee seen bind yëpp Cheikh Omar ñoo ngi koy wooye le prophète noir. parce que jàpp na ne du waliyu ñoom tubaab yi. tubaab yi gëmuñu yàlla de. mais nee nañu Cheikh Omar c'est pas un saint. parce que li muy def c'est l'apanage. c'est le niveau des prophètes. moo tax le prophète noir sax lañ ko wooyee ñoom tubaab yi ñoo koy wooyee de man wooyoo ko. Cheikh Omar du yonent waliyu la waaye tubaab yi ñoo wax ni moom li muy def li muy réaliser li muy xalaat les capacités qu'il a produits yi muy def miracle yi muy def loolu ab waliyu rek mënu ko mais yonent moo ko mën kon yonent bu ñëwaat la. léegi lan la tubaab yi xam nga Cheikh Omar lan la tubaab yi xam ci moom ba tax ñu combattre ko dans tous les domaines jusqu'à présent il continue à le combattre nañ ko ba sànq dégg naa nga wax lu am solo mooy le fait que même ñun ci suñu formation bi ñuy def CM2 bi ñuy excès di jàng Cheikh Omar au lieu que ñu wax ñu ne ñu c'est le plus grand savant de toute l'Afrique wala ñu wax ñu c'est le plus grand saint de toute l'Afrique wala ñu wax ñu c'est le plus grand panafricaniste de toute l'Afrique wala ñu ne c'est le chantre de la négritude wala ñu wax ñu ne ñu moom moo bëggoon a sauver l'Afrique déedéet dañoo wax ne ñu benn waay bu daan wër jaasi di dooree rek la loolu la ñu jàngal c'est un guerrier c'est un guerrier pourquoi parce que tubaab bi dafa bokkoon ci ñu comprendre lan mooy objectif Cheikh Omar lan mooy objectif am lan moo nekkoon objectif am mooy créer un empire musulman non pas un royaume mais un empire du bëggoon royaume gars yi dañ koy bàyyi mu doxal waaw parce que doole du tasaaroo mais nekkatul doole lui Cheikh Omar il avait un projet d'empire boo xamante ni toute l'Afrique lay boole tënk leen ci benn kàddu muy laa ilaha illallah tubaab bi ak quelques nitu diine yoo xamante ni yàlla xam li nekk seen biir xol ñoom ñoo taxaw nag daal ne non déedéet mën na nekk sëriñ mën na nekk fii woote ay affaire am di may wér rek yooyu mais nag dajale Afrique yëpp ci benn kàddu politiquement ñu am unité économiquement ñu am unité religieusement ñu am unité culturellement ñu am unité te lépp ki koy régir mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah mooy Seydina Muhammad il voulait donner l'Afrique sur un plateau d'or moom la bëggoon a jox yonent bi addiya ne ko maa la ko jox maa ko participé tubaab bi ne ko déedéet du ci dal mënul ne yenn sëriñ si tamit daal ne déedéet ndam loolu luñ ko bàyyi ak Cheikh Omar loolu ëpp na ci tukulóor bi ëpp na léegi nag tubaab bi commencé di gor ci côté bi yenn sëriñ si tamit taxaw di gor ci côté bi loolu moo taxoon Cheikh Omar avait tant de problèmes loolu moo taxoon Cheikh Omar souffrir loolu moo taxoon Cheikh Omar ñu sonal ko loolu moo taxoon Cheikh Omar ñu tëj ko mais lu nekk daj na ko Cheikh Omar lu nekk daj na ko ay jabootam yi dañ leen a rey keroog sax bi muy réer ci Bandiagara ñetti doomam dañoo daanu ak moom pour wax la ne la c'était pas quelqu'un ku daan yabal taalibe yi rek ñu dem di xeexi ak di dóorante déedéet il était au front et ses enfants étaient au front radiallahu taala anhu donc pour répondre à votre question donc loolu moo waraloon Cheikh Omar bari problème mooy ñi ma la wax ñi nga xamante ni bëgguñu kenn yeewu dañoo bëgg ñëpp nekk ay con ay ñu comprendreul ay ñu xamul ay ñoo xamante ni vraiment ils sont mal informés duñu am ouverture d'esprit duñu am diplôme duñu am xam-xam dañuy bëgg daal ñu nekk ay naaguru ay médiocre c'est ça c'est le culte de la médiocrité Cheikh Omar loolu doon xeex mais léegi sëñ bi su ma ubbee benn parenthèse rek su suñu époque bi actuelle man dafa mel dama jàngat ne loolu ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne ñu ngi prôner le culte de la médiocrité encore oui parce que man pour man yàlla ma yàlla ba mais pour man ñu mel ni yow lan moo tax télé yi duñ leen tendre ay micro jox leen émission ñuy wax loolu tamit ci parce que ñeneen ñiy wax ci télé bi bugguma jaxase bugguma jaawale mais amul gisuma ci ñu bari ñoo xam ne dañuy yëkkati nit ku mel ni yow nag buñ la waxee analyse bi ngay def nii analyse profonde bi ngay def nii duñ la bàyyi ngay wax pour man loolu aussi ci culte de la médiocrité la bokk. waaw xam nga loolu maa ko wax maa la engagé maa ngi jéggalu nag. non c'est une vérité maa ngoog boo xamante ni irréfutable. waaw bul ci am benn doute. waaw ñun sax bi ñuy def moo gën a dangereux. xam nga tey jii bu nekkoon dañuy def rek
la gars yi daan def di xeex yooyu mais déedéet ñoom dañuy def ay contre-modèle. waaw. et puis dañu koy imposer. waaw. pour ñun tout seul caaxaankat yeeg fokkat yeeg taxawalukat yeeg lambarikat yi mais ñoom rek lañ jox télévision bi ñoom lañ jox média yi ñoom la ñuy mettre en avant ñoom la ñuy mettre en valeur ñoom la ñuy taxawal ci kanam léegi nag les vrais exemples. les gars qui ont réussi. ñu jóge ci àll ba reyante ba am seen master ñu am seen doctorat jaar fu nekk coono bu nekk ñu daj ko xam lu nekk gëstu lu nekk tekkuñu dara te loolu yëpp ay politique la yoo xamante ni ak ay xalaat la yoo xamante ni lu ñu hérité la ca tubaab ya mooy fexe ba toujours le peuple soit distrait nekk un peuple danseur un peuple de faux un peuple de série un peuple de caaxaan un peuple boo xamante ni bala ngay bëgg rek du ñu def le culte de l'excellence de la méritocratie duñ ko promouvoir déedéet lan la ñu promouvoir mooy les voleurs les violeurs les caaxaankat les fokkat ñi nga xamante ni taxawuñ ci dara ci lañ leen di yar loolu nag dafa bokkoon ci lii Cheikh Omar radiallahu taala anhu doon combattre ci àddunaam mooy fexe ba ñëpp am xam-xam ndax gis nga tey jii toolu yëpp loolu la nañ bopp yi na fees rek su bopp yi feesee xol yi defaru jikko yi baax mais jeex na tàkk. waaw ñun notre problème nag léegi mooy c'est ça. 3 éléments yooyu moo doxatul dañuy jël benn rek daal di yéegal ca kaw déedéet du noonu. bopp yu fees xol bu rafet. ak jikko yu tedd mooy un citoyen modèle. moo ñuy demal kanam. léegi pour kii c'est El Hadj Omar. ci combat yooyu amoon ay alliés quand même. effectivement. ñan ñoo newoon ay alliés ci combat boobu noonu. waaw gis nga Cheikh Omar soo demee ci histoire am dafa am des grands professeurs yu nekk Saint-Cyr. ak académie royale ca Meknès. les plus grandes écoles militaires les plus grandes écoles de guerre. dañoo gëstu les stratégies de Cheikh Omar. ci la ñu wax ni kii mais il peut diriger le monde. bi ñu xoolee stratégie militaire am. ak ni mu doon doxalee dañ ni kii il peut diriger le monde. pourquoi parce que Cheikh Omar dafa doy waar bien que li ma la waxoon sànq daf ci am solo mooy li muy def du volonté am kese mais daf ci am ndigalu yàlla. ndigalu yonent bi ndigalu Cheikh Tidiane. gis nga aliyem su la neexee mën ngaa wax ne mooy ñi mu bokkal bëgg-bëgg mooy li ma waxoon keroog le dénominateur commun. waaw mooy lan yëkkati kàddu yàlla. li takuna kalimatullah hiya al ulya kàddu yàlla yëkkati. képp ku mus a am sentiment boobu. amoon nga loola naqari ci Afrique. amoon nga loola naqari ci sa contrée mais amoon capacité pour jàmmarloo ko. amul woon gisuñu woon ko am leadership boobu. c'est important leadership. waaw xam nga léeg-léeg nga am ay pas-pas ay xam-xam ay gëm-gëm ay conviction mais kan nga war a mën a àndal ngeen mu porter cette bataille là. yow peut-être am nga xaalis. waaw mais kan moo ko war a mën a porter. yow am nga xam-xam mais kan moo ko war a parce que ki koy porter du xaalis. du xam-xam déedéet. loolu personnalité la ak lu yàlla di def ci nit. c'est important. ay charisme bi personnalité bi la ngay dégager. connexion bi nga am ak yàlla. connexion bi nga am ak yonent bi. connexion bi nga am ak ruux yi. cette vision globaliste bi nga am. moo nga ko vision panoramique bi ngay am. gis-gis yi nga yi jéggi at yi. loolu yàlla moo koy def ci nit loolu du jàng. déedéet jàng da koy yombal mais loolu lu yàlla def ci nit. léegi nag nit yàlla yi borom xam-xam yi gaa yu baax yi. kenn ku ci nekk fa nga nekk dafa mel ni tu attendais la venue de Cheikh Omar. pour pouvoir combattre li fi nekk wala bokk samp li fi nekk mooy laa ilaha illallah da ngay raxas samp laa ilaha raxas nga illallah samp nga lii mooy lan lépp luy xërëm lépp lu dul yàlla nga raxas samp yàlla mooy samp tawxiid samp wéetal yàlla gars yi ñoo ngi ko doon xaar moo tax Cheikh Omar fu mu dugg ku mu waxtaanal fekk yow sa xol loolu moo ci nekkoon nga ne ko je suis prêt. kon allié yi foofu la tàmbalee il a commencé par le Fouta. ba mu demee famille yu bëri jóg takk seen i ndigg ne ko heure boo jógee rek pare nañu nous sommes prêts à mourir.
mu dugg biir Jolof mag ñu bëri ne ko heure boo jógee pare nañu noonu la wàccee ba dugg biir Saalum ci la demee giseeg Maba Jaxu Ba sunu maam jooju ñu doon waxtaane keroog Cheikh Mouhamadou Ndiéguène te ñam waxtaanaloon ca projet bi ca la bokk bien que Cheikh Omar il était très organisé dafa am ñoo xamante ni seen rôle la woon ñaan ñii dugg xalwa ñii jàngale ñii formé ñii ñooy guerrier yi Cheikh Omar dafa maa ngi wax ci stratégie de guerre am de Cheikh Omar dafa amoon ñoo xamante ni c'est des spécialistes du fleuve dafa amoon des spécialistes de la mer dafa amoon des spécialistes des lances dafa amoon des spécialistes des flèches dafa amoon des spécialistes des montagnes xam bu nekk Cheikh Omar daf ci amoon ñoo xamante ni ci biir armée bi ñooñu la ko tegoon seen loxo lu xew rek mu ne wooyu leen xeet sàngam loolu dafa bokk ci ay réussite am mooy fexe ba capacité yëpp mu dajale ko ba noppi mën ko utiliser à bon escient beneen bi ci des Cheikh Omar dafa réussir lu garaaw ci biir alliés yooyu mooy lan fexe na ba peuple yi nga xamante ni démb yëpp daanuñu ànd mu boole leen ñoom ñëpp ci benn bannière mooy laa ilaha illallah ba kenn ku ci nekk tamit su taxaw jotee su xeex jotee kenn ku ci nekk position bu mu la teg ak fu mu la tegee ak nu mu la tegee su taxaw jotee rek nga taxaw li nga war a taxaw donc je veux te dire que nitu yàlla yi nekk ci zone bi yëpp ci Sénégal yëpp mais attention ñoom ñëpp ay alliés Cheikh Omar lañu seeni doom ay alliés Cheikh Omar lañu waxuma la sax Cheikh Omar mais taalibe Cheikh Omar yi ku mel ni Maba Jaxu nit ñi nekk si nit yàlla yi nekkoon Sénégal maam Alaaji Ablaye Niass lan moo ko yóbbu Saalum waa Jolof la Maba Jaxu mais il était parti rejoindre le djihad là-bas maam Alaaji Ablaye Niass waliyu la xalifa Cheikh Tidiane la borom maqaama la borom ismulaay lazam la mais c'est un homme aussi qui a combattu loolu gars yi dañ koy fàtte toujours te lan moo ko waraloon mooy dem répondre à l'appel du djihad donc pour te dire que Sénégal yëpp parce que kenn koo gis ci ñoom Cheikh Omar ku mu woo di nga ko wuyu pourquoi parce que nit yàlla boo dégg ci réew mi laa la boo mën ci dégg ci réew mi ku la neex tibbal am na lu mu séq ak yow wala mu séq koog sa baay wala mu séq koog sa maam waaw amul benn waliyu bu fi nekk lu dul am nga loo laal ci Cheikh Omar mënul nekk ñaanal na la baa mu jox wérdu sa maam baa mu jox ijaaza sa maam baa mu ñaanal sa maam baa mu romb ci bërëb daal ne bërëb bii kat nitu yàlla sàngam dina fi feeñ am na ñoo xamante ni ñu ci bëri ci réew mi wax na seen i mbir laataa ñoo judd loolu bu nekkoon beneen waxtaan la ñu gën cee mën a yaatal kon pour te répondre Cheikh Omar allié mooy nitu yàlla yëpp ñi bëgg yàlla ñëpp te noonu la mujj dem ba Guinée mu am fa loolu mu dem ba Mali am fa loolu moo taxoon pour wane sax xam-xam bi mu amoon ak yaatu xalaat gi mu amoon deful woon basam Fuuta waaye basam mu ngi nekkoon Guinée wala mu nekk Mali loolu du ñàkk dinañ ci ñëw incha allah. mais loolu nag mooy doon laaj bi ma la bëggoon laaj xam naa ne waxtu wi mu ngi ñuy bëgg a tënk mais dama bëgg nga ñëwal ma rek ci politiquement. man si li nga ma jot a jàngal nii. su ma tiré sama conclusion dama naan Cheikh Omar Foutiyou Tall. mooy le premier panafricaniste. avant l'heure. c'est ça justement loolu kooku non xam nga lu tax loolu. pourquoi parce que Cheikh Omar dafa amoon vision. est-ce que xam nga ni. képp koo gis mu ñëwaat ci gannaaw Cheikh Omar ba tey jii ma lay wax yaa ngi am vision ci biir vision Cheikh Omar ndax ku la njëkk a reer moo lay wan reerin waaw képp ko waliyu boo gis sax mu def Cheikh Omar référence mbiram du bokk ak ku ko def référence pourquoi parce que moom ñu bëri seen vision locale la pour ñoom du quartier bi mokkee doy na ñii vision régionale la pour ñu leen xamee fi ñu dëkk ñu am fa téeméer taalibe ñetti téeméer baax na ñii suñ leen xamee ci nationalement baax na ñii suñ leen xamee ci sous-région bi baax na waaye nag képp koo xamante ni sa xel dafay jéggi wane ne Afrique amul frontière mais tubaab yi ñoo ñu ko imposé gis nga gis boobu kooku ça c'est la philosophie de Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu moo tax wax naa la ne la il a été combattu parce que tubaab yi il connaissait son fort intérieur mooy cette volonté bi mu am ci unifier l'Afrique politiquement religieusement économiquement léppement te loolu tey jii du amoon Afrique kenn du ko raw ci àdduna waaye xamoon na ni ab réew pour nga mën ko exploiter dëgg il faut que nga diviser leen mooy li ñuy wax ñoom diviser pour mieux régner Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu xam nga panafricanisme man toujours damay wax ne damay yéeg sax tuuti ca kaw damay wax ne panafricanisme wala négritude wala afro optimisme kenn waru cee wax
te tuddoo ki ñuy wax Bilal ibnu Rabah. Bilal mu mag ma. parce que moom moo sagal deru nit ku ñuul ci kanamu ki gën ci mbindee fi muy Seydina Muhammad. xam nga Bilal waaju doy waar la. Cheikh Omar moo ko doon. Bilal moo daan jox yonent bi muy lekk. Bilal moo nekkoon homme de confiance yonent bi. Bilal moom la yonent bi daan yabal ci ay soxnaam loolu saxaaba yëpp amuñu ko woon. mais kooku beneen affaire la. mais mënuñoo panafricanisme ak négritude tamit waxuñu Ashamata mooy le négus d'Éthiopie. Éthiopie boobu moo ngi tudd Abyssinie. waaw. bi julliti sonnee yonent bi dafa leen wax ne leen dem leen Afrique. man moo tax sax ma jàpp ne joxoñ boobu yonent bi joxoñoon moo tax suufu Afrique barkeel. waaw. yow góor yàlla nga xam nga li may bëgg a wax pour man joxoñam boobu moo wax ne dem leen Afrique. ci la lépp toxu Afrique. man loolu laa gëm man. waaw. gëm naa ko de man loolu laa gëm waaw c'est ça man loolu laa gëm. xoolal xaaj daaw nañ étudier waxu yonent bi salaasa. ci ngay xam ni ñun Afrique dañoo war a góorgóorlu te gëm suñu bopp xam suñu bopp. mun leen dem leen Afrique am na benn buur bu fa nekk kenn du tooñ ci suufam déggal. waaw. ku bëgg a pratiquer sa diine da nga koy pratiquer librement. ku bëgg a wax da ngay wax li nga bëgg a wax. waaw bu dee kenn du tooñ ci suufam loolu lu muy signifié moom la ñuy wax ñun justice. waaw justice. ku bëgg a pratiquer sa diine du loolu di moom la ñuy wax liberté de culte. waaw. ku bëgg a am sa xalaat bu wuuteeg sa xalaatam moom nga mën koo wax ci kanamam. di moom la ñuy wax liberté d'expression. waaw. waaw ma yaakaar ni yii doo ko boole di mooy démocratie. démocratie kay. waaw kon dafa mel ni yonent bi moo ngi doon wax naan ci 6e siècle. fenn rek moo amoon ci époque am mooy époque bi gën ci époque yi. fenn rek moo amoon démocratie mooy Afrique noire. mooy Afrique waaw. kon tey jii il faut que du ñuy wax ci panafricanisme il faut que ñu tudd le négus d'Éthiopie mooy Ashamata. titre bi mu daan sol yor nag mooy négus. Cheikh Omar ci loo boobu lay bokk encore. mooy sunu négus. mooy sunu négus ñun. bu Afrique de l'Ouest. waaw dafa am waliyu yàlla bi ma tuddoon sànq waliyu bi mag moom Alxaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu. danaan wax ne Cheikh Omarul Fouti mooy Cheikh Tidiaanam nit ñu ñuul ñi déggal. est-ce que. nee na mooy Cheikh Tidiaanam nit ñu ñuul ñi. waaw. moo ngoog kon pour wax la ne la dafa sagal nit ku ñuul. fan la ko sagalee ci zone yi gën a garaaw gën a compliqué gën a doy waar. ci moment yi gën a garaaw gën a compliqué gën a doy waar mooy ca Makkatul Mukarrama ca Madinatul Munawwara sagal nit ku ñuul ca Égypte. sagal nit ku ñuul ca Jérusalem sagal nit ku ñuul ca Gaza sagal nit ku ñuul ca Palestine. fépp foo xamante ni mos nañ faa wàccee nit ku ñuul keroog bi Cheikh Omar jàllee ci lañ commencé di jox nit ku ñuul cër ba tey jii. moo tax jusqu'à présent en Égypte dañuy def ay thèse de doctorat ci Cheikh Omarul Fouti. dañuy bind ci moom ay téere ndax passage am ba mu fa amoon. ku fa ñëwaat kenn dootu la xoolee ku doyee di wala ku ñàkk a xam waaye dañuy jàpp ne doomu Cheikh Omar nga sëtu Cheikh Omar nga ci njabootu Cheikh Omar nga bokk ci siyaaju Cheikh Omar nga bokk radiyallahu taala anhu kon panafricanisme am mu ngoog. Cheikh Omar Haj Daouda Cheikh Omar xamul woon frontière. déedéet xamoon na ni frontière yi c'est la conférence de Berlin mais du lu Afrique amul frontière. xam nga ni Cheikh Omar jëlul benn sénégalaise. Cheikh Omar ñim takk ñëpp ay guinéen lañu ay nigérian lañu ay malien lañu njabootam gi ba tey jii ñëpp seen maam yi foofu lañu jógee. voilà loolu lu muy signifié. kooku dafa gëmoon. Afrique dafa gëmoon ni ñun benn nationalité lañ am mooy nationalité africaine. nous sommes des Africains et nous sommes fiers de l'être. loolu moo nekkul liggéey Cheikh Omar donc yaakaar naa ni du ci gars yi gënee yëngatu gën cee góorgóorlu. danañ feeñal lu bëri ci taxawaayam ak yitteem ci li nga xamante ni moom la gars yi di bañ ndax xam na ni l'avenir c'est l'Afrique. L'espoir c'est l'Afrique. L'histoire c'est l'Afrique. ñoom sax dem nañ ñoo ko waxal seen bopp ne l'Afrique est le berceau de l'humanité ma ne leen du berceau bi kese mais mooy lépp humanité lépp tout. macha allah Cheikh Omar yàlla nañu ko yàlla fayal. radiyallahu taala anhu. waxtaan bi am na solo lool encore une fois laay wax sax encore une fois te nag du yam fii tey dinañ ko gën a continuer parce que saa yu ñu waxtaanee rek ma gis ay perspectives. yeneen thèmes yoo xam ne mun nañ cee xuus
xam naa ni du ñàkk dinañ defaat beneen waxtaan woo xam ne région du Fouta région Fouta boobu noonu Fouta diggante fleuve Sénégal bi noonu la fa jóge ci ay wàlliwu ak xam-xam dafa jeex dafa du jeex dafa bari xam naa dinaa la mës a invité waat pour ñu xuusaat foofu noonu dugg ci région boobu xool lan moo fa nekk ci xam-xam li constitué tey jii nii la nation sénégalaise loolu mooy objectif émission bi te tey jii yaakaar naa ni képp ku ko seetaan di nga fi jóge ak xam-xam bu bees ak loo xam woon sëñ bi dama lay bàyyi nga tëj conclure ci ay particularités yoo xamante ni yu Cheikh Oumar amoon la nga bëgg ñu ko baaxee tey mais amoon naa benn question man boo xam ne une question personnelle parce que Cheikh Oumar say daan waaj a dem xare du ko décider noonu rek day dugg xalwa yenn saay mu dugg weer yenn saay mu dugg ñetti weer ba juróom-benn weer ay semaine ba juróom-benn weer waaw loolu moom xam naa ne question la boo xam ne dama la koy posé ni waaye nag réponse bi yaa ma koy jox nu mu la neexee ak fu mu la neexee loolu am kooku am na solo kooku am na solo xam nga moom lépp lu mu daan def ci ndigal la foofu loolu laay njëkk a répondre sax par respect ci jihaad bi su ma paree ma soog a ñëw ci ñaari question yi nga laaj ñu tëjee ko incha allah mooy Cheikh Oumar musul def dara ci tâtonnement c'est un homme avisé c'est un homme patient man du may lire histoire am da nga daan gis ni toujours am na benn doomu frère am la cousin jarbaatam la neveu bu mu daan àndal waaw Ali ibn Saïd lañ ko daan wax gis nga moom da nga daan gis ni toujours il était de sang chaud su Cheikh Oumar demaan fenn ñu doyadal ko sax mu commencé bëgg a mettre Cheikh Oumar daan ko dalal defal ndànk ñii xamuñu léegi yàlla xamal leen donc c'était un homme patient bu yàkkamtiwuloon am na ci bis tëju na juróom benn weer yoo xamante ni gaa yëpp ngi toog di xaar ñu mu déclenché xare bi mujj gi waa Fuuta yi dañoo ñëw ne ko ñun ñëwuñu fii pour di naan soow ak di way déedéet ñun dañoo ñëw fii pour ñun joxe suñu bakken ci yàlla moo tax ci la ñaane ñaanam gu doy waar googu ba wax yàlla ne ko alif qulubal xalqi lil jihaadi حتى تراه قائم العماد وأيدنه بنا على عجل في شهرنا هذا وتاليه ودل جميعنا لوجهه الميسر ولا تخيب للرجاء والوطر وهب لكل سالك مريد طريقنا المراد بالمزيد وطوي له بعيد كل بوني واكشف له عن حضارات الكون حتى يشاهدك أنت حقا يقينا ربي بتا وأسقينه ربي من ماء الغيوب moom daal mu ci wax yu doy waar yàlla ci ko wax ci wàllu jihaad bi ndax boobu yonent bi wax na ko ne ko na nga jihaad Cheikh Tidiane nee na ko na nga jihaad waaye dana woon moom bala muy yëkkati benn jaas yi di ko génn di ko taxaw ci diine il faut que pays yàlla bi ci boppam wax ko ne ko jugal jihaad yi gis nga bi mu waxee xasida bi ne alif qulubal xalqi lil jihaad yi xata taraahu qaa'ima al imaadi wa ayidannahu bina ala ajal fi shahrina hada wa taalihi wadal ci la dégg haatif rabbaani ci pays yàlla bi mu wax ko ne ko Omar ibn Saïd sa borom jox na la ndigal ngir nga taxawal jihaad Cheikh Oumar lu mu mus a def dañ ko ci jox ndigal mën naa la ci jox ay des milliers d'exemples yàlla seede na lool donc te loolu dafa bokk ci ay spécificité soo xoolee fii dafa am fukki mbir ak ñett yoo xamante ni Cheikh Oumar moo ko dajale te dina jafe lool nga gis ab nitu yàlla lépp dajaloo ci moom fukki mbir ak ñett benn bu njëkk bi mooy Cheikh Oumar ñoo ngi ko defalee tarbiyaam ca Makkatul Mukarrama ak Madinatul Munawwara loolu bariwul ñaareel bi ki ko yar ki ko tarbiya sërif la loolu bariwul te shérif la boo xamante ni ci ñi gënoon a jege Maulana Cheikh Ahmed Tijani ci la bokk ba ci des ñetteel ba mooy Cheikh El Hadj Omar li mu am Cheikh Tijani moo digal Cheikh Mouhamadul Ghali sëriñam ne ko jox ko Cheikh Oumar loolu cër la ñeenteelu mayub Cheikh Oumar mooy ki seede ni Cheikh Oumar li mu waroon am yëpp jot na ko mooy Seyduna Muhammad loolu kenn mus ko dégg ci kaw suuf juróomeel bi mooy sëriñam daan na taxaw lu mat 1 heure de temps ci kanamu yonent bi di ñaanal Cheikh Oumar juróom benneel bi mooy Cheikh Oumar daraan gis yonent bi comme ni ma lay gisee nii mooy yàqazatan ñeenteel bi mooy du yonent bi daan wax daan na ko dégg loolu beneen maqaama la juróom-ñetteelu mbir mi mooy Cheikh Oumar xamoon na tur wi ñuy nëbb mooy ismullahi la azam te am na ci benn façon boo xamante ni yonent bi moo ko jàngal boppam personnellement
juróom-ñeenteelu mbir mi Cheikh Omar dafa am ndigal spécial moom laa doon wax léegi bu jógee ci yàlla jógee ci yonent bi jógee ci Cheikh Tidiane pour jihad Cheikh Omar dafa am autorisation spéciale pour tarbiya pour orienter nit ñi ak àggale leen ci yàlla ak woo leen ci yàlla loolu fukk yooyu moom dong moo ko moom dafa am ñett yoo xamante ni tamit am na lu ñu junj ci bi mu jaaree ca Ségou jàppoon nañ ko fa prisonnier ndekete jàpp boobu dafa am ay martaba yu ko yàlla waroon may mu waroon koo jëlee ci biir prison bi waaw martaba yooyu ñetti martaba la benn bi nee na ba keroog yowmal qiyaamati kenn dootu ko ëpp xam-xam moom Cheikh Omar macha allah kenn dootu ko ëpp xam-xam diw moo raw Cheikh Omar kenn dootu ko dégg ñaareel bi mooy kenn dootu ko ëpp wërsëg am na benn wëlu yàlla fii ci Sénégal bi muy ñaan yàlla mel ni yàlla dana ko ban wërsëg nga bëgg dana ko yàlla may ma wërsëgu Cheikh Omar ndax Cheikh Omar pour jox la une idée ci wërsëgam chaque jour 1500 plats la doon togg juróomi téeméeri bool añ juróomi téeméeri bool reer juróomi téeméeri bool ndekki Cheikh Omar amoon na presque lu ma 12 waxande yoo xamante ni lépp ay pierres précieuses la defoon donc c'était l'un des hommes les plus riches de l'Afrique ñetteel bi mu ne Cheikh Tidiane moo ko wax ne ko kenn dootu la raw yow ginnaaw man kenn dootu la raw ba yam lay xiyam kon ñett yooyu moom la jëlee foofu kenn dootu ko xam-xam kenn dootu ko pour sëg ba yamal xiyam kenn dootu ko martaba ci yàlla ba ci des dafa am benn affaire bu sew moom lay tëjee mooy Cheikh Omar ñun am nañ wax nañ ci ay aspect moo tax tey jii suñu waxtaan wi yow yàlla rek a lay fay dafa am noo indee question yi dafa am noo indee waxtaan wi dafa am fil conducteur bu ñu suivre boo xamante ni daf ñu wan toute dimension de Cheikh Omar yoo xamante ni ñi daan déglu Cheikh Omar daan ko gëstu mais daanuñu àgg foofu mooy lan wane ni c'est un guerrier dëgg la def na jihad waaye nag c'est un grand savant c'est un grand waliyu c'est un grand écrivain c'est un grand panafricaniste c'est le chantre de la négritude mooy ki nga xamante ne moo siggil nit ku ñuul Cheikh Omar li mu bind ci ay téere kenn xamul lu mu toll balaa téere yi Cheikh Omar keroog nee na bi muy dem neen leen maa ngi di dugg ci grotte bi waaye maa ngi yóbbaale juróom-ñaar fukki xam-xam yoo xamante ni kenn musuma cee laaj musuma cee wax ak kenn 70 sciences yoo xamante ni musuma cee wax ak kenn yëpp moo ngi ci paquetam lim bind ci ay téere kenn xamul lu mu toll waaye yi nga xamante ni mën nañ koo gis teg ci sunu loxo mat na juróom-ñetti téere te téere yooyu benn bi ci dëkk mooy safinatu saada li ahli li daafi wan najada amul kenn ku tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ginnaaw Cheikh Omar lu dul ne liir nga wayam yooyu barkeelu ca mën a tagg yonent bi attention mu bind téere bi ñuy wax rimaax xizbu rahim ala nuxuuri xizbi rajim téere boobu tamit kenn mënul wax ci tasawuf kenn mënul gëstu ci yàlla kenn mënul wax ci waxi maarifa billah te jàngoo rimaax c'est pas possible mënul ne soo jàngul rimaax tamit fa nga jàngee kooku ci rimaax la jàngee c'est automatique te loolu yëpp am nañ ci ay preuve troisième téere bi mooy tazkiratul mustarshirin wa falaaxu taalibin Cheikh Omar moo ko bind Cheikh Omar moo bind tazkiratul gaafilin fi an qubxi ixtilaafi almuminin Cheikh Omar moo bind asseyfu alxaq Cheikh Omar moo bind al ajwiba Cheikh Omar moo bind hidayatul muznibin ila kayfiyati alxalaasi min xuquqi illahi wa xuquqi alibadi ajmain Cheikh Omar moo bind al maqasid suniya السنية شيخ عمر مو بين الأجوبة للشيخ العباس العلوي في الطريقة التيجانية شيخ عمر مو بين خصائص حزب السيفي شيخ عمر بن اي تيري تي توحيد شيخ عمر بن ñaan gu doy waar ku ñuy wax سيد الدعاء مون كو كوماسي الحمد لله الرحيم الهادي لمن يشاء من ذوي العناد ثم صلاة الله والسلام على الذي حبه السلام إني استغثت بالنبي الهادي المنقذ الورى إلى الرشاد ونجله نجله الكريم سيدنا أحمد الزدين القويم di dem ba ci biir mu ne inni ina jawharatil kamali anahtu rihli lada aljalali kazaka rabbi akhirul yaqtini zatu la ali ma'tabini mu dem ba ci biir muy bone doole ñaan gi mu ne samaytuhu bi sayyidi du'a'i wa khayri ma fil ardi was sama'i ya rabbi man qara'ahu aw hasala faj'alhu fi darati mim al basmala Cheikh Omar moo bind loolu Cheikh Omar moo bind asirul maknun moo ko commencé ci ay wax yoo xamante ni ba tey jii wulu yàlla yi sax pour ñu firi ko problème lay doon ya rabbana bi sirrika al maknuni wa sarayani sirrihi fil kawni wa sirri lismi sirri ayni zati wa haqqi ayni zati zati wa bismika al azimi wa ismi zati wa bismika al shamil lil zawati al zahir alladhi bihi qad istatar
ظهوره عن كل فكر قد خطر وباختفاء الباطن الذي ظهر سبحانه من ظاهر قد استتر رب بماء غيبك المعين وسر سر علمك المصون وببهاء عرشك المحفوف وجريان القلم المكفوف وبحج كتاب حكمك المستور في عالم الحس مر الدهور nga koy topp di ko topp ba ci la waxee wax ju rëy ji moo doon wax léegi mooy allif qulub al xalq lil jihaadi xata taraahu qaa'ima al imaadi dem na ba ca biir muy wax bi malakuutin jabaruutin rahamuutin wa xuutikal buhmuuti jurmi الدهبوت وعالم الغيب وعالم النعوت وعالم الحس والمعقل الثبوت والعز والكمال والبهاء وكبريائك وبالثناء gis nga lu nekk ay wax la yoo xamante ni ba tey jii ñun dañ koy barkeeloo waaye man de mënuma ko firi te laaj naa ko ñu bëri tamit dan naan lu ñuy barkeeloo la waaye ka ko wax moo ko xam te moom ndax ka ko wax mooy ki nga xamante ni nee na xamul juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf ban la ci gën a miin ruq yi xamul ban la ci gën a miin kon pour te montrer que Cheikh Oumar n'est pas seulement ni ñu ko bëgg a caricaturer n'est pas seulement Quran dem rek di xeex il n'a pas passé tout son temps di song ay jullit wala muy song ay yéefar wala muy song ay ñuy xeex ci l'islam déedéet addunaam yëpp xam-xam la addunaam yëpp recherche la addunaam yëpp ay may la tey ji ay téeréem ñoo ngi fii Le Havre ay mayam moo ngi fii Le Havre production yu bëri tubaab yi dañ koo jël sàcc ko téye ko ngir seeni njaboot ñu mën koo jariñoo kon nag même ñun duñu mën a am te téere yooyu benn téereb Cheikh Oumar kese doy na pour defar suñu àdduna dundam doy na pour defar suñu àdduna defar suñu àllaaxira c'est l'homme universel c'est l'Africain c'est le Sénégalais c'est l'homme de toutes les générations c'est l'homme de toutes les civilisations c'est l'homme de toutes les cultures c'est la référence bi nga xamante ni yaakaar naa duñ ko bàyyee xel ñun dinañ gën a fonk suñu bopp gën a fonk Afrique gën a fonk suñu Sénégal gën a bëggante gën a soppante xam ni défi bi nga xamante ni moom lañ ñu lancé du défi wu lii ñuy wax ak werante beeg coow beeg wax ju bëri ji défi wu xam-xam la défi wu bëgg Afrique la défi wu bëgg sa réew la défi wu prêt pour sànq sa bopp jeexal sa bopp rey sa bopp pour génération yi am damay tëjee benn wax bu am solo dama mus a gis fii benn reportage ay tubaab di jëmbat ay garab te garab yooyu day def 30 ans ñu soog koo mën a dagg ñu ne ko mais waa ji ne ko waaye yow lu tax ngay sonn ci garab yi te garab yi mu wóor leen yow âge bi nga am nii ta presque 80 ans 90 ans yow garab yi doo ko jariñoo mu ne man garab yi may jariñoo samay maam ñoo ko jëmbatoon bàyyi ko fi ma koy jariñoo kon samay sët war naa leen wàccal ay garab ñoom it suñ ñëwee ñu mën koo jariñoo macha allah macha allah sëñ bi encore une fois ñu lay gërëm bi moom du am àpp wax dëgg yàlla macha allah ci xam-xam bi tey de man de yaakaaroon naa ne xam naa lu bari ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall ndax wax dëgg yàlla nit ku ma bëgg la man féete woo ko parce que bi may nekk xale dañ ma yàgg waxu Cheikh Oumar Foutiyou Tall bañ ne ko ba ñuy nekk xale ndeysaan buñ daan tooñ ay nit ku wéradi wala nit ku xaw a am bind bu doy waar dañu daan woo nañu attention bu leen ko def ndax El Hadj Oumar Foutiyou Tall day ñëwaat te buy ñëw day doyadil boppam effectivement di incarné aussi yeneen forme nit yu xaw a bizarre pour mën a def li muy def duñu sauver am na ay accident yu bëri yoo xamante ni moo ko daan fànq daawul am ci ay melokaan yu muy ñëwee loolu moo taxoon ñun bi ñu nekk xale mosuñoo tooñ nit ku xaw a doy waar daal mosuñu ko tooñ à cause de ça donc man yaakaaroon naa ne xam naa ko mais ndekete xaw ma li ma ci xam lu tuuti la woon léegi yokk naa ko di ñaanal encore une fois Cheikh Oumar Foutiyou Tall yàlla nañu ko yàlla fayal amiin ya rabbi amiin yàlla nañu ko yàlla fayal lii waa ji doon wax rek Sénégal ñu bëri tey buñ jullee à chaque fois Cheikh Oumar Foutiyou Tall am na ci droit d'auteur waaw day am quotaam waaw day am ay kiiwam ay royalties ci julli yi ñuy julli ñun donc yàlla nañu ko yàlla fayal waxtaan wi amoon na solo trop xam naa ni du ñàkk dinañ ci ñëwaat jël benn point rek daal di koy développer parce que am na solo macha allah incha allahu taala donc mbokk yeeg xarit yi ñu doon seetaan j'espère que yéen tamit jàng ngeen comme man ni ma jàngee encore une fois maa leen di jox dig daje ci fan yii ñëw ñu waxtaan ci beneen mag wala beneen fait bu constituer notre nation sénégalaise jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaam wa rahmatullah korjor jenge kala bi ngone do faliya korjor jenge